salaamaaleykum wa rahmatullah yéen suñu mbokk sénégalais yi wala suñu mbokk étranger yi ñu ngi leen di jaaree bu baax seen mbokk Aliou Thiam Passefonds actuel président de l' association du Sénégal de Passefonds ñu ngi fii tey di participer ci benn programme boo xam ne nii suñu benn xarit brésilienne di def benn liggéey bu am solo ci wàllu immigrants yi donc mu ngi ci invité pour que vraiment ñu compartir ñu séddoo maanaam suñu expérience ni ñu jaar ba yegg si fii actuellement li ñuy dund ak fi nga xam ne ñu ngi fiy jàngee nañ leen def ba dugg fii pour ñu mën ko participer ñeneen ñi nga xam ne ni peut-être intéressé na incha allah ñu mën ci participer donc di wax ne Aliou Thiam man sama tur la maa ngi dëkk Sénégal sénégalais la maa ngi am 45 ans actuellement depuis 5 ans un peu plus maa ngi nekk fii ci Brésil ba fi yegg si nag pratiquement maa ngi jógee réew bu ñuy wax Cap-Vert laa nekkoon doon liggéey yàlla def vraiment suma xel jëm si fii ma wut sama visa daal di ñëw fii bi ma ñëwee ba léegi nag vraiment maa ngi ci jàmm maa ngi ci benn état bu ñuy wax Rio Grande do Sul ci benn ville bu ñuy wax Passefonds mais fi yegsee nag comme toujours dañuy bëgg di augmenter suñu xam-xam xëy na ci commencement bi c'était pas facile yombutoon parce que il fallait nga am document il fallait que aussi langue bi nga xam ne moom la ñuy làkk fii nga jëm ci mën a wax pour mën a def sa jàng ci kaw loolu comme aussi Cap-Vert bañ fa nekkee langue officielle bi portugais la woon déjà amoon nañ ci benn base mais bi ñëwee fii ñu commencé di def effort di jàng autodidactement donc léeg-léeg ñu am ay xarit yoo xam ne dañuy jox cours ñu ciy jël ci kaw loolu nag la ñu dem di def suñu gëstu seet fan la ñu mën a jàngee donc bëri na fi place yoo xam ne vraiment ni mën na faa jàng première pas bi njëkk a def mooy ñu ngi participer ci benn vestibular boo xam ne mu ngi nekkoon université bu Passefonds ñu koy UPF doon fa def science de computation mais malheureusement comme cours bi ñu doon def foofu bëccëg la woon te ñu dañoo war a liggéey bëccëg amutoon guddi loolu moo tax ñu arrêté woon ko alors bi ko arrêté nag di gëstu ba am na suñu benn jarbaat suñu benn rakk boo xam ne mu ngi tudd Pape Ndiaye mu ngi doon jàngi IFSUL bi ñu waxtaanee mu wane ñu IFSUL kat ñoom it dañuy def institut fédéral la boo xam ne vraiment seen cours yi gratuite la donc doo fay dara mais nag pour nga dugg fa da ngay def li ñuy wax vestibular benn genre concours la ñuy def benn genre test la xam ne dañ koy def ñëpp a koy bokk def suñ ko defee ba pare alors dañuy classer notes yi donc ñi am moyenne ñëpp dañ leen di classer fekkee ne am na par exemple 5 places selon domaine bi nga bëgg alors dañuy jël les meilleurs dañ ciy njëkk a jël bu fekkee am na ko désisté koo xam ne ni génn na ñu jël ki ci topp ci kaw loolu dañuy préparé dañu jël suñuy information ñu wax ñu date bi nga xam ne ci lañ koy def yàlla def ñu participer ci vestibular boobu c'était en 2018 donc mooy ci début année bu passé bi alors biñ ci participer ñu def benn cours benn discipline bi ñuy wax technique et informatique donc vestibular rek doon loo xam ne ni du looy fay dara donc soo ci bëggee participer d'abord am na condition soo bëggee selon li nga bëgg a def boo bëggee def cours technique war nga am au moins bac li ñuy wax ensino médio war nga am au moins bac soo amee bac mën nga ci participer parce que lañ lay jox comme question yëpp niveau bac lay doon yomb na yomb duñ ko wax parce que yomb na mu ngi dépendre ci yow bu fekkee ne par exemple vraiment discipline yi lay jox bi ngay def sa étude donc amoo joon problème maintenant doo ci am problème parce que da nga am après 40 questions yoo xam ne waxuñ la nga tontu yëpp mais il faut avoir la moyenne soo amee moyenne dañ koy classe comme ni ma ko waxee léegi donc yàlla defee ñu def participer ci vestibular boobu yàlla def ñu jàll ci biñ ci jàllee donc commencé étude comme li ma ko waxee amut lenn loo ciy fay en plus non seulement doo ci fay dara mais am nga possibilité aussi ñu dimbale la maanaam genre bourse dimbale la ci sa wàllu lekk wala sa wàllu naan sa wàllu location wala sa wàllu transport selon sa situation parce que kenn ku nekk ak sa situation bu fekkee yaa ngi fay jàng am nga possibilité di fayal sa bopp di dem di jàngi amul problème bu fekkee da nga am problème fi ngay dëkk amoo passe pour chaque jour nga dem mën nga def sa demande donc loolu mën nañ la ci jàppale sa transport sa location ba ci sa comment dirais-je li nga xam ne ni moom ngay lekk alors biir IFSUL nag mën naa wax ne vraiment biñ fa duggee ba léegi amul fi benn jafe-jafe donc liñ fay yóbbu dañuy dem salle de cours dem jàngi vraiment professeurs yi nga xam ne ñii ñoo ñuy jàngal amuñu benn problème à chaque amul benn différence ci diggante étranger bi ak ki nga xam moo fi dëkk donc dañuy expliquer fu la leer boo laajte dañuy expliquer ok donc vraiment yow bi nga xam ne yaa ngi may déglu yaa ngi may gis maa ngi lay invité soo mënee exploiter vraiment opportunité bi c'est très important parce que doo ci fay dara donc vraiment te da nga augmenter sa xam-xam
donc ñu leen ziar bu baax jërë ngeen jëf salaamaaleykum.